bés la bu kenn dul fàtte bés bu tiis ñeenti fan ci weeru décembre atum 2018 bés ni ki tey jii ñu koy fàttaliku dëddu àddina ki di El Hadji Sidi Lamine Niass bés ba ñu kon yëgle li nga xam ne ni moom moo di faatoom àddina bi yëpp daal di sëngeem rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci giiruk taskatu xabaar Walfadjri moom El Hadji Sidi Lamine Niass liggéey bu am solo bi nga xam ne ni doon na ko liggéey ci umma islamique bi waaye ci bépp fànn boo xamante ni rek mu ngi am ci àddina moom El Hadji Sidi Lamine Niass doon na ci kon yëngu di ci gëstu suñu naataangoo Aïcha Dia Jaxate ñëwaat ci wàll wi. bismillahi rahmani rahim. qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. talaata bu kenn dul fàtteeti talaata yemoog ñeenti fan ci weeru décembre ati 2010 tooy xel yépp daj ci jëmm yépp yëg ko presse bi sëngeem askan wi wéet juróom-ñetti waxtu ci suba bàkk ba jib chariot de feu ba ngeen daan dégg bu dara amee. programme rajo yépp ak télé yépp ci Sénégal daal di dagg rajo télé presse en ligne kenn desut ñépp yëgle li xew waa ani lan moo xew ki lii di njiital groupe Walfadjri El Hadji Sidi Lamine Niass moo làqu. El Hadji Assane wiiw tiis laal Sidi Lamine Niass njiital groupe Walfadjri. jërëjëf Babacar ni nga ko waxee dañuy wax rek d'abord inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. njaboot gi nel bi xamatuñu fu nu jëm taalibe yi sëngeem fan groupe bi kenn mënatu leen téye du xarit du àndandoo du soppe du am di jàmm kenn mënta gëm bi lépp nouvelle xibaar boo xam ne kenn xaaru ko woon la waaw surprise la génnub àdduna El Hadji Sidi Lamine Niass ku màgg ci réewub Sénégal rawatina ci méccum tasum xibaar ki doon aar démocratie ba dem na boroom kàddu ña amul kàddu làqu na kilifa gu kenn dul naatable xam-xamam dem na kilifa diine gi bindkat ba arabisant ba ka nekkoon diggante presse ak pouvoir làqu na bàyyi ci ginnaawam coow lu rëy ci domaine bu ne fukki waxtu ci suba kenn mënatul dugg ci buntu groupe Walfadjri ndax nit ñu bëri témoignage ya benn la bu nu ko résumé mooy ni Sidi Lamine Niass accomplir na mission bu kenn dul naatableti maanaam dëggu ba muy làqu mësta soppi doxalinam ca la mu gëmoon mësta soppi doxalinam ca na mu gisee woon dëkk bi ba di ko jëfe ci xam-xam ak ci support tegoon nañu ko fi loxo nguur gi may na ko fi gët xoqatal nañu ko la féete woon mooy ki doon aar askan wi ci seenub nekkin moom Sidi Lamine Niass mësta dellu ginnaaw ci ay conviction mu dëddu àdduna gannaaw ba mu amee juróom-benn fukki at ak juróom-ñett moom Sidi Lamine Niass bàyyi njaboot ak askanub Sénégal sëngéem di koy wéy di jooy saa su ne rawatina jamono ji nga xam ne bu dëkk bi melaan nii moom képp la ñuy dégg mu ca yëkkati kàddoom tey te noppeeguñu. loolu dëgg la Aïcha Jaxate ñu ngi koy jooy ba tey noppeeguñu ñi nga xam ne nag jot nañoo jëflanteek moom ko ci mel ni oustaz Assane Diouf ak oustaz Hadi Niass ñoom it daal nañu yëkkati seeni kàddu ci bés ak ñaan ñu teewlu ci suñu naataango Moussa Sène واليوم بأن الله يرضى إلى الله ولا من رفض إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لو علم الله wàcce kamil noonu la askanu Sénégal ak njabootu Sidi Lamine Niass fàttaliku bés bi nga xamante ni moom la génn si àdduna ñeenti fan yemook atub 2018 ci weerub décembre daanaka at rek ay témoignage di jib fu nekk ku mel ni Assane Diouf ak Ousmane Sène di wax ni rek Sidi Lamine Niass nit la ko xamante ni duñ ko mës a fàtte. El Hadji Sidi Lamine Niass monument la woon boo xam ne mbiram yemul rek ci Sénégal ndax boo demee ca bitim réew ni ñu ko ñàkkee ñun waa Sénégal noonu la ko waa bitim réew ñàkkee. lu diis la ci ñun ndax mbootaay gi mu fi bàyyi ak itam liñ miinoon ci moom te itam mu nekk loo xam ne gisatuñ ko yëgatuñ ko waaye itam mbégte lay doon ci ñun ci li mu fi bàyyi ci liggéey boo xam ne mënatul fay. oustaz Hadi Niass nag di delloo lépp ci loxoy yàlla tey wax ne rek Sidi Lamine Niass duñ ko mës a fàtte si biir xol yi. ñu ñàkk ñi yëgoon nañ ko ci seen dund ñu yegg ci marché ambulant bi yëgoon nañ ko ci seen dund baykat yi tamit yëgoon nañ ko ci seen dund
jirim yi ak baayo yi tamit mën a gëm ak foo mën a nekk rek bu dul dund ak Seydi Mouhamadul Amin gi yëg nga ci sa dund gi. buñ sokkandikoo ci directeur bu saytu wàllu programme ci Walfadjri di oustaz Assane Diouf nag Sidi Lamine Niass jëmm ji nekkatu fi wande nag mi ngi fi ba léegi. laa muy dem formé na ay Sidi Lamine Niass yu bari ba nga xam ne tey Walfadjri bii ñu nekk tey yëgul sax jeexital négatif boo xam ne am na ci li nga xam ne doxalinam la. dafa mel ne dafa tukki rek comme ni mu daan tukkee yëf yi di dox bi mu génnee àdduna itam noonu la mel. àllarba ñeenti fan ci weeru décembre ay génne àdduna di Sidi Lamine Niass rawatina ñu koy gën a fàttaliku tey ji nga xamante ni Sénégal mi ngi traversé crise. ñaanal ko moom El Hadj Sidi Lamine Niass suuf ci kaw waaye yàlla xaaree ko àjjana ñëpp nag daal di ñëw wuyuse boobu lépp woote suñu naataangoo Fatou Bintou Diouf jot na fi taataan yenn ci ay kàddu. mbégte rek ndax koo xam ne yow sa jaamu yàlla ak jàng alquran ak julli moom nga defoon itte kon boo demee ba dëddu wane gannaaw barab ba nga daan liggéeyee ñu def fa mosquée tuddee ko mosquée wal qalam mu nekk 68e saar ci alquran tombeeg mu nekk rawatina personnel bi rawatina oustaz Assane Diouf. waaw mbégte mi daan am rek mbégte mi daan am parce que ñun El Hadj Sidi Lamine Niass daf ñu teete boo xam ne nii gannaaw yàlla bu moyee suñu waajur ci ndey ak baay def na ci ñun loo xam ne nii macha allah parce que wax dëgg yàlla am teete. Sénégal la rek un peu partout foo dem ci àdduna bi. buñ la laajee rek nga ne xam nga Sidi Lamine rek dañ lay jël teg la ci kaw te kooku sag la ci Sénégal sag la ci askan wi sag la ci ñun ñuy génn di dajee ak nit ñi ci àll bi. waaw di sant yàlla beneen yoon rek di gën a jilwaat ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. fa liggéeyal réewam servir réewam défendre diine ji défendre kilifa diine yi. nga xam ne tey su fi jógee waruñ def lenn lu dul di continuer di ko ñaanal ndax ñaan yooyu rek la soxla warul nekk koo xam ne ku ñuy fàttale ndax héros la dafa défendre lépp loo xam ne nii wàllu justice la ci réew mi ndax ni ñëpp tolloo kenn bañ a néew doole kenn bañ a am doole ci kaw kenn te loolu kooku bu fi jógee tey liggéeyam warul nekk loo xam ne day naax saay wala ñu koy fàtte waaye liggéeyam dafa nekk war a nekk loo xam ne dafa war a continuer rawatina ñi ngi nekk nga xam ne ñoom ñoo nekk si kër gi mu bàyyi leen fi bàyyiwuñ benn yoon seen loxo ñu ngi am liggéey boobu di ko continuer wax dëgg neex la loolu rek fierté la ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy fans yi duñ mës a dellu ginnaaw ndax seen mbégte ak seen fierté dafa nekkoon ki nga xam ne moom mooy El Hadj Sidi Lamine Niass kon suñu ànd ak moom day continuer moo xam ne sax nekkatu fi waaye loolu moom luy sax lay nekk macha allah sant yàlla bu baax a baax. voilà bi mu may tàggee Sidi Lamine Niass booba yaayam mi ngi si hôpital bi sama téléphone dafa sonné rek ñu wax ma ko tombeeg sus docteur bi génn. nama sa jabar am na doom góor Philippe Senghor fi lañ faral si changé si tàng bi fi laa xaaju na Sidi Lamine Niass laay tuddee doom bi. bés ni ki tey ji yemoo woon ak kon talaata ñeenti fan ci weeru décembre laxuk Sidi Lamine Niass doonoon fajar gu metti gannaaw ba ñu leen joxee li nga xam ne moo di xibaar bi di personnel bi bés la bu tiis ku ci nekk fàttewoo ko tax lépp di aw ci yoon programme yi di dox ci boor yi juróom-ñeenti waxtu ci suba xibaar bu tiis bi daal di rot dal daanaka ci kër bi moo di xibaar bi
te moo di El Hadji Sidi Lamine Niass ñuy PDG bu groupe Walfadjri mujj na wuy ji boromam. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. ñi nekkoon ci biir Walfadjri kenn mënu woon leen a téye ñu ci bari sax nekkoon ay jigéen Ndeye Coumba Diop di ñu ko nettali. xëy nañu comme d'habitude 5 heures du matin la ñu oto bi wàcc fii man ak Jacques Gabriel Pereira booy dugg kër gi wéet sedd gu ñu daal di yéeg commencé liggéey bi Ajaratu Penda Diallo Gueye ñëw Fadju Faye ñëw équipe matin bi complet ñu def suñu téléphone bi laa ilaha illallah El Hadji Sidi ñu xaaruñu fa leneen ci lañu rajo ko mën a Fadju Faye jàppoo yuuxu mel ni nag àdduna bi daal mooy tukki. El Hadji Youssoufa Diatta moom itam lu ni mel la ñuy xamal waaye nag jamono joojule mi ngi woon ci këram ab téléphone lañu ko daal di woo ngir jox ko xibaar bi. man d'habitude du ma taal samay portable sur le matin parce que damay nelaw donc pour ma taal ko sama portable nit sama numéro yëpp di sonné. tamit beneen téléphone bu sonné muy Sylvie Sarr sama benn jigéen mu ne ma Sigi Ndigaare ma ko Sigi Ndigaare si la mu ne mooy yóbboo sa kilifa gi daa dem donc ban kilifa instant bu dama janaxee ñëw si tamit mais instant boobu lu jóge ci man mënu ma ko nettali kenn. yeneen liggéeykat yi faree ci équipe matin ñoom ñëpp xibaar bu tiis moo leen doon xaar ci groupe Walfadjri bi ñu ëgsee ci bunt bi ci lañ ko yëg. jóge naa sama kër comme tous les matins parce que taximan bi may jël si mu ma nekkee ci gannaaw des fois damay somnolé di kii ndaxte sama téléphone dama ko may point bi ma yeewu ne gis sama téléphone plus de 50 appels et c'était bizarre pour man ma ne nii est-ce que juumu ñu waa sama numéro bi ñuy woote nag bi ma egsee ma taxaw ci vigile bi nuyu ko Babacar ça va après dem ba yee mun ma yow xanaa yëgoo li xew mu ne ko lu xew bi ma nekk lu xew automatiquement dama ne ko prési xaw ma lu ma ko wax la mënuma woon ñàkk jooy pour te dire que ni kii bi ma am surprise bu metti bi ma am xalaatuma ko woon jooy naa ko lu ma mësul def ci nit ku génn àddina. bis ni tey la woon ci atum 2023 liggéeykat yi Walfadjri yi yeewoo ak xibaar bu tiis mu di génnuk àdduna seen njiit El Hadji Sidi Lamine Niass fukki weer ak ñaar ginnaaw ba kenn ku nekk ci ñoom di fàttaliku lépp lu nga xam ne moo ci amoon mu mel ni sax démb la woon. bi mu amee juróom benn fukki at ak juróom-ñett la génn àddina moom El Hadji Sidi Lamine Niass gannaaw ba mu dëddoo at mi ren ji doon kon benn at gannaaw ba mu dëddoo ñenn ñi gis ne daal la leen gën a neex si moom mooy ni mu ñemee dëgg ko amoon engagement la maanaam doon jàppale askan wi ci fànn yépp ñu teewlu yenn ci ay kàddu yu mel ni Aminata Samb daal di taataan. lu doon xew loo xam ni jaaduwul te loolu da ko doon manifester ci rajo yi di ko doon manifester ci mbedd mi te da ko doon wone di ko def alalam Sidi nag c'était un homme véridique xam nga Sénégal dafa am loo xam ni mi ngi fi kuy wax dëgg duñ la gëm duñ la topp dañ lay sikk mais su yàlla dogaloo nga wone gannaaw naan cum ku baaxoo dem na. nandu fay yi nga xam ni li mu doon wax yëpp feeñ na te gisul ku nu ba léegi ku koy xeexal lu mel noonu ku mel ni Sidi gisaguñu ko ci réew mi ñun de ñu ngi koy ñaanal rek yàlla na suuf sedd ci kawam yàlla na ko yàlla xaral àjjana. bàyyi na fi li nga xam ni dootuñu ko fàtteeti mukk nekkoon na nit ki nga xam ni Sénégal Afrique monde bi moo ko bëggaloon ci jub ak jubal bañ naka ba li mu amee di ko liggéey muy Walfadjri ku jaaxle foofu nga jëm. ci un an li ma koy ñaanal yàlla na suuf woyof ci kawam d'ailleurs sa man Kaolack laa dëkk bi ma demee ci gàmmu gi Medina Baye dem naa ba law na ñeseen fu mu tëdd pour ñaanal ko maanaam daal man sama xel dañul ci moom. manqué nañu torop moom franchement buñ sañoon mu nekk fi ba ci kanam ak kanam mu ngi ñu si lu bëree. souvent dama doon seetaan Walf surtout diine
ak jamono parce que indi woon na benn affaire bu nga xam te ne fépp fu jamono toll si lu ñu toll si am ni quand même royukaay la fi mu jógee ba fi mu agsi deful dara lu dul dimbale jullit yi dimbale réewam dimbale Afrique ba ci monde bi yëpp. dëgg manqué na réew mi wax yu sew yi fi am yu yëpp ak yi fi xew yi yëpp daa sukkandiku ci ay waxam parce que ki xamul dañ la xamal ku mënit dañ la mënal. ku dëggu la woon kàddu gi benn la nga la waaye lam fa bàyyi nañ ko sàmmal ba dara du ci yàqu wala nit mën a ñëw daal di wuutu ki nga xam ne moo di El Hadji Sidi Lamine Niass di xeex la mu daan xeex di ko jàppale ca liggéey boobu nga xamante ni moom la fi yoroon ba daal di dëddu tey ji bàyyi ko fii di kàddu yi ki nga xamante ni moom moo di président bu COS M23 di Abdourahmane Sow ñu teewlu ko ak Mélanie Aminata Sambo. di ko ñaanal yàlla suñu borom yërëm ko jéggal ko te xaare ko àjjana. waaw di wax ni dëgg la manqué na fi ci taxawaay yi mu daan am parce que tamit dañuy fàtte ne que du problématique injustice kese wala en tout cas fonctionnement institution wala politique rek ci la daan yëkkati kàddu nit la koo xam ne yàlla daf ko mooñe woon ay mbir yu bëri bokk na ci li jëm ci diine bokk na ci jëm ci xam-xam ci profession mais rawatina aussi ci taxawaay bi mu doon am ci askan wi bu ñuy wax en tout cas Walfadjri mooy en tout cas la voix du peuple du li neen parce que bokkoon na ci ay liggéeyam muy permettre askan wi muy ñaxtu ci ay tolof-tolof yi ñuy dund mais moom it ci ay taxawaay yi mu daan jëlit bokkoon na ci li doon dundal démocratie donc mu nekkoon vraiment benn visage boo xamante ni facette multidimensionnelle la amoon mais tey ji wax dëgg yàlla surtout débat bi fi mu toll bien avant même élection présidentielle ba tey ji ñi ngi sentir son absence ñu jàpp ne que amel nañ ko njukkal doon na ko def moom ak groupe am ak ay jegeñaaleem vraiment parce que tamit ku tudd Sidi tamit tudd groupe Walfadjri ak taxawaay bi ñuy am ci réew mi donc je pense que ni ñun acteurs yi nga xam ne daan nañu ubbil ay bunt daan ñu jox ay tribune daan bokk ñun ay taxawaay parce que ci kaddu yi mu daan yëkkati daan na taxawal askan wi mais it ci jëf yi mu daan teg xam nañ ne jàmbaar nañ. ñu wax ci la xew ca fi nga xam ne moo di Ngéñ di ki nga xam ne moo di Serigne Daara ba di Cheikhna Gueye moom nag daal di nañu jot a fasal li nga xam ne nii moom lañ ko fas yéenee daal di teg ci ndoddam mooy ñaari atu kaso yu mu dul tëdd verdict bi daal di nag génn tey ji ci suba suñu naataangoo Omar Kayre moom lañ ci àndal bu fekkee ne élément bi yemb na. comme ni ñu ko waxee loolu moo am Cheikhna Gueye ñu koy wax Xaadim di jàngalekatum alquran ak ki nga xam ne moo di Madiale Ndiaye Mor Loum Mati Dioum Yacine Diaw ñoom ñi dañ leen ne dañoo jàpp ne coupable nañu ci wàllum mettital bu ñu mettital xale ak sax mettre leur vie en danger waaye tamit ki di Pape Diop bi nga xam ne moo daan defar chaîne yi moom tamit yoon condamné na ko ne moom complice la ci ñii ñoom ñi nag comme ni ñu ko waxee ñoo ngi leen tëj ci ñaari atu ba mu defee réquisitoire am dafa waxoon ne nañu la fa sàkkoon ngir ñu tëj leen ñaari atu kaso yoo xamante ni ñaari weer yi dinañ ko tëdd ndogal bi nag bu ñu jàpp ci maître Famara Mané doon wax ci turu avocat défense bi moom nee na ndogal bu yanu maanaa la ndax nee na dossier bi bu ñu sukkandiku ci nekk ñi juge bi def daal leen di defal mbooloo mu takku nag Fatoumata Seye ñëwoon na tribunal bëgg waaye amul kenn koo xamante ni fekke nga boobu la délibéré ndax délibéré bi dañ ko def huis clos ndax nit ñi ba ñu ñëwee daanaka ba jugee 100 mètres tribunal bi la leen force de l'ordre yi yemale foofu ñu daal di nag wër tribunal yi takk der yi
nekk ci wër tribunal bi yëpp ndax la fa amoon moom lañ bañoon mu amaat fa ba ci biir dëkk bi sax ci Louga fu mel ni Trésor fu mel ni yi wi Yacine Boubou foofu tamit takk der yi dañ faa nekkoon ngir rek bañ a dara bett leen waaye ca dëkk bi di Njaañ ak Guet Ardo démb ba léegi dañ faa yóbbu woon ay takk der yoo xamante ni ñoo ngi jógee Linguère ñoo tamit ñu nekk ci ñaari dëkk yooyu ndax dañ doon ragal ab jàppante ndax yi fi wax yi fi jógoon ñu bare bari lu ñu mën a wax daal moo ki nga xam ne wala bokk doon ñëwoon si ngir soutenir si ki nga xam ne moo di Cheikhouna Gueye bi ñu déggee ndogal bi dañ cee am mbégte ndax ñoom dañoo benn alternative Tëngéej joxuñ benn alternative ñi dëkk ci gox bi dañ ne loolu scandale la lu doy waar la te it liñ gis mooy mbir mi dafa mel ni dañoo nasaxal commune Rufisque Ouest amul benn jumtuwaay erreur la buñ fi def sunu nee nañu ñaari passage piéton yoo xamante ne li leen séparé jégg na sax 1 kilomètre fàtte fi nga xamante ne fii la voie de contournement bi doon jaar oto yi di ci jaar nit ñi di ci jaar mu dundal nit ñi ay activités annexes yoo xamante ne ñu ngi sës ci voie de contournement boobu tey jii biñ ko tëjee lan lañ nar a def mooy rey ci ànd nda jubluwul ci loolu dafa ne désenclavé kenn mënut a dagg ay yoon ne da ngay créer ay mobilité kon kañ dañoo nasaxal rek jël pont bi nga xamante ne fi lañ ko def yóbbu ko feneen ñàkk nag pexe moo tax ñu ne seen ñàkk pexe boobu moo tax ñu ne daañ fa dajee wan leen ay yoon ak ay pexe li gën a njëkk parce que tag c'est pas la solution idéale pont bi mooy yitte bu njëkk bi lay wax waaye liñ bëgg a ngub mooy au moins ñu def fi benn passerelle de proximité ba nga xam ne ñu dëkk ci gox bi fii dañ am foo xamante ne dinañ fa jaar mën a dem doxi seen i muraada dellu si dans la sécurité la plus totale. tailleur yi nekk ci Sikicoor ñoom daal dinañu yëkkati seen i ay kàddu fësal seen i ay jafe-jafe ne daal di leen dimbali ci li nga xam ne moo di ay njàppale di ay financement kenn ci ñoom lañ ciy teewlu di Maymouna Keita ay kàddu Makama di Khalilou Diémé. waaw suñu ñaax bi toujours ça fait 4 ans ñu ngi ñaax autorités yi pour ñu jàppale tailleur yi ndax commande yi dañuy ñëw ñu yóbbu leen Dakar ou bien ñu yóbbu leen extérieur te tailleur yaa ngi fii ñu ngi bokk MTS lu ñu boole mooy former tailleur yi ñu mun a ñaw ngi ñaax autorité yi surtout autorité de la région Ziguinchor ñu ngi leen di ñaax ngeen jàppale ñu commande
Bamba ñëw nañu formé ñu ak ñeneen ñëw nañu 3FPT ñëw nañu formé ñu kon nag comme def nañu formation nañu jàppale chambre de métier GTZ ñëw nañu formé ñu chambre de métier mu ngi taxaw mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax ñu formé ñu kon nag yaa nañu jàpp. xam ne ñoom ñooy liggéeykat yu collectivité locale yi nag daal dinañu xam ne 2020 bi dina tàng jër ci ay grève la ñu fas yéene dëkk ak ñoom ak li nga xam ne moo di ay sitting ndax bëgg nañu nag ñu defal leen li nga xam ne yàgg nañu lool di ko sàkku juróom-ñaari at a ngi nii ñoom liggéeykat ya nee nañu lii di wàllum yokkute courant gi teguñu ko fenn ba noppi bëgg nañu ñu daal di càmbaraat yorenu Senelec Sidiya Ndiaye la ñuy teewlu ay kàddoom jokkoon ak Théodore Semedo. fonction publique locale dafa doy. ñu ci engagé ay lutte léegi cooki fin la ñu toll maanaam nañu jox lu ñu moom ñu dem suñu yoon parce que nag tey du ñu seetaan mandat élu la koy jeex na ñu ngi préparé décret pour prolonger seen mandat yi ñun nag moom la ñu xaar décret boobu bu ñu ko génnee nag ñu xam ne nag dinañu fekkee suñu te génnewuñu suñu bos danañ xam ne fii nag gestion yaa ma neex moo fi nekk parparloo moo fi nekk maanaam défendre intérêt politiciens yi bay travailler loolu duñ ko seetaan ñu interpellé président bi prolongation mandat yi du génne te suñu décret bi génn sans compter les mesures d'accompagnement yi nga xam ne moom wala triplé leen loolu jaaduwul bàyyi ñeneen amuñu dara. kon état bi dafa violé benn accord bi nga xamante ne moom la si ñëw ak centrale syndicale te accord boobu denrée de première nécessité courant ba ndox bi ak électricité bi ci la bokk gannaaw ceeb ak diwlin ak suukar. te Senelec nag il faut ñu wax ci nag munoo fi nekk am monopole di ñu teg lu nekk ku fayal courant ñu coupé la lu leen neex ñu def ko loolu dafay jeex moo tax ñuy lancé appel centrale syndicale bu ñuy xeex pour baisse courant bi nañuy xeex pour. Ndar wax nag ci ñi nga xam ne ñoom ñoo amee laago ci bés bi nga xam ne moom lañ leen jagleel daal nañu fa yëkkati seen ay kàddu si ay jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel la bëgg nañu njiit yi daal di leen gestu ñu teewlu ci kii di Atoumane Kansi ak Gabriel Barbier. dañoo gis ne si fii Afrique soowu jant lépp li ñuy def ci mbirum ñi nga xamante ne dañuy jëfandikoo sinébar mooy jàpp leen tëj leen mooy jàpp leen di leen dóor ci li nga xamante ne yenn processus la ak ci yenn dëkk yi mais dañu gis ne loolu noonu biñ ko xoolee xool ci ko. waaye nag jafe-jafe fii ni nga wax jafe-jafe yi handicapé am fii ci Ndar moom la Sénégal am waaye dama lay wax bi ci gën nga xam ni dafa daw yaram waxoon naa la ci njëlbeen ci nasaraan bi école Ndar yi du avant mécaniciens yi matériels yi ñuy produire ça ne soulage pas les handicapés léegi nag li may ñaar réew mi surtout borom réew mi wax ni Sénégal pour tous ah mais gis nga budget bi keroog ba assemblée nationale. mais dama lay wax keroog ci assemblée nationale déggoo benn maanaam élu bu wax ci way laa koy ci budget ministère de la santé.
yu secteur automobile uppi nañ ko ni ki àllarba gi ñeenti fan ci weeru décembre gannaaw nag bañ ko ajandee ni ki altine ndax ñi la di défense bi di avocat yuy layool ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jiiñ mbir mi kon ñoom ñoo neenaloon mbir moomu ne condition ya ca war daa duñ ko dajale ndaxte condition ya ca war daje wut du benn yoon yemale wala yëgal leen ngir ñu yem ak ñañuy layool loolu nag ki ko xamle moom mooy bâtonnier bu Alger di maître Abdelmajid Selini mi nga xamante ni bokk na ci ñuy layool ñi nga xamante ni yoo xamante ni rafetut benn yoon ci ñi nga xamante ni mooy mission ONU ba nekk foofu ca Congo biir manifester boobu sax benn manifestant ak benn policier ñàkk nañ ci seeni bakkan ñi nga xamante ni nag ñooy parquet militaire ñoom ñoo ko xamal di fàttali ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre la ñu tàmbali li la di manifester yooyu ca dëkk boobu di Beni ñii le di manifestant yi nag di jiit ñu ONU ne taxawut taxawaayu ndey ji seex waaye dafa mel ni dañu bokk ci seeni noonu bay ubbi ay sox ci seeni kaw waral ñu doon manifester ñi leen nag féetee ca wàllu ONU nee nañ demeewut noonu ñi la di manifester dañuy jaawale seeni noonu ndax ñoom li leen fi teg mooy fexe ba dëgg jaar ci yoonam ci ab conférence de presse ba ñu doon amal moom sax di chef opération de la paix bu Nations Unies Jean-Pierre Lacroix mi ngi woo ñi dëkkee foofu ci dëkk bi di Beni bu ñu sonal seen bopp bu ñu jaawatle seen mission bi ñu am bokkut ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen di rey te rey gi fa am bokkut ci ñoom mu ngi leen di woowaat ni mission bi li ko taxaw mooy ñëw jàppale armée bi ngir ñu mën a liggéey ba ñoŋal li la di jàmm ca dëkk boobee. jëf yu ñaaw yi ñuy jëf ci li nga xamante ni moom mooy cimetière ak synagogue yi nag mu ngi indi coow lu bari foofu ca assemblée. texte ngir ñaawlu li ni mel tey ut rek consensus tey fàttali nag consensus ba nga xamante ni amaloon nañ ko ci weeru février bi ñu weesu gannaaw ba ñu amalee jëf yu ñaaw yooyu ci dëkk boobu di Alsace. foofee nag ca Iran ay vidéo yuy wone ñuy rey ay nit rey yu ñaaw di ay manifestants yoo waaye tamit di gën di métti ci ñi nga xamante ni ñoo koy wéy di amal. ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom Alhassane Ba yem ak fi ñu yëkkatee jotaay bi jaajëfal ñëpp ñi nga xam ne ni jàpp nañu ci ba mu yemb jaajëfal leen ci ànd bu rafet bi léegi. décembre ñu ci màggal at gannaaw wàccu liggéeyu Sidi Lamine tey jii nag lu jëm ci ñaareelu xaaju xibaar yi rawatina ci journée ñu jagleel ko lépp lu jëm ci nataal gi fa la ñuy dikk ak moom waxaan donc dikkaat ak ñun ci lu jëm ci dundinu Sidi Lamine Niass jaar-jaaram ak lépp loo xamante ne aju na ci nit ki loolee moo ñuy defal portrait boobule maanaam nataalu Sidi Lamine Niass kon du ñu am gëstu bés bi woote bés bi nag ñu jokkoo ak Tidiane Kassé doon journaliste def fanweeri at ci Walfadjri waaye itam yàgg lool ak Sidi Lamine Niass seen ànd dina ci waxtaan ak ki nga xamante ni moo di Safiatou Cissé ñu dalal it ci ñaareelu xaaju xabaar yi suñu naataango Amadou Issa Kane doonoon correspondant Walfadjri ca Matam fukki at ak ñeent mu nekk ko ci groupe Walfadjri loolee moom mooy doon ñaareelu xaaju xibaar yi rawatina di mi-journée Fatoumata Seye Ndeye Fatou Ndiaye kon léegi incha allah lay doon ci yaatal gi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen wasalaam.